ziar temps mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey su dañ déplacé woon ñëw ba fii ci Guédiawaye ñëw seet si un espoir comme j'ai l'habitude de le dire une valeur sûre dans l'arène en l'occurrence ki ma ñëw seet si tey mi ngi woo ci turu Gabar Singh numéro 2 Gabar Singh bu école de lutte Papa Kane moom laa ñëw seet si fas yéene siq ak moom waxtaan di leen wax si sama gars yi xammee leen ko ràññee leen ko bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax parce que da cee bokk mi ngi commencé yàgg ci yoon bi coowam demeewul noonu day dem bëri ji daan ñëw laaxu man tey ma déplacé wu fas yéene toog siq ak moom waxtaan fi mu jógee fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm lépp nañ ko waxtaane ci carrière Gabar Singh tey ci émission bi comme c'est l'habitude de le dire mbër bu ndaw bi mooy maa ngi doon mbër bu mag kon xàmmee leen ko ràññee leen ko bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax Gabar Singh numéro 2 école de lutte Papa Kane mooy sama invité tey mbër mi maa lay ziar maa lay delloo ci arganaam yi ci loo ne maa ngi sant yàlla bu wér naka yitte sant naa bu wér di kon mbokk internet yi dama naan Gabar Singh numéro 2 bu école de Papa Kane moom laa jaakaar loolu nii lan ngay nuyu avant tout ñu lay seet waaw auzu billahi mina sheytaani rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama mbokku mbër yi di ñaanal ñi ma dekkal fii si kër gi si koñ bi si ñëpp képp koo xam ne yaa ngi bëggee Gabar rek Gabar mu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm surtout maire bi ñu nekkal ñu ngi koy ziar bu baax maire Fatou Anne xatuluñu benn yoon si kër gi xatuluñu benn yoon gis na suñu situation nu mu demee waaye mosuñ ñoo toog benn yoon képp ku ñëw si kër gi luwe fii day yaakaar moo ñu jur kooku nag amoo dara loo koy def lu dul ñaanal ko gudd fan ak wér-gu-yaram barke Seydina moom loolu lay nuyoo. Gabar Singh numéro 2 booy yow indo nga wala da nga am ay origine indo wala da ngay mbokk indo wala parce que bu ñu ne Gabar Singh man sama xel dañ ci ay ñoom nu mu tuddati ñoom Aminta Bachan ñoom Dermendra ñoom genre yooyu noonu Gabar Singh. waaw Gabar Singh mooy benn ndongo la rek bu doon ñëw écrit Papa Kane di seetaan si dafa ay jaar-jaar nag sans avant may bëre dama doon ñëw foofu boo jamono yooyu dama doon siiraas. yaa ngi dox di siire ay daal. dama doon dox di siire ay daal la. jóge Fuuta. di doog a jóge Fuuta. ñëw bu ma leen seetaanee nag gis gars yi li ñuy bëree ma ne ko ñii mënuñu maa daan am benn jour boo xam ne nag damaa toog ak Papa Kane ma ne ko père mu ne ma ni yow lan moo tax foo teg nga ne ñii mënuñu laa daan ma ne ko ñii li ñu bëri mënuñu maa daan mu ne ma takkal sër ma ne ko man mënumaa takk sër jour boobu dama am sam benn gaan boo xam ne Sambali la tudd benn loxo loor benn bi rek Sambali mu ñëw takkal ma sër may bërëg ñoom di bërëg ñoom nag père ne ma yow mbër nga man ko noonu du ma wër père commencé ma xëcc nag heure bu ma ñëwee teg sama saaxu siiraas toog di seetaan mu ne ma demal entraînement ànd ak gars yi. mais naturellement yow boobu sax bala ngay commencé entraîner man maa ngi suivre je te connais très bien boobu bala ngay commencé entraîner sax boobu yow da nga am forme. waaw loolu am na man xëy na nag léegi laa ndaw man jamono yi may sàmm si àll bi laa ëppoon yaram. da nga doon sàmm. dama doon sàmm. mooy yow pël. pël laa bu baax. pël kay xanaa nag pël boo ne pël ne sàmm boo ne pël ne nag mais ana pël ak bëre. waa bëre ñëpp la. sa yoon ci bëre. bëre boo déggee bëre rek pël ak séeréer a tax képp ku dugg si bëre rek pël ak séeréer a tax. bu ñu ne làmb pël ak séeréer moo tax. kese ndax ñoo ko indi dañ koy fooye. booy waxal loo xam ne dafa am ñu ñuy seetaan de bu ma jaxaseeg Sénégal. nga ne pël ak séeréer ñoo moom làmb. ñoo moom làmb loolu moo am ndax ñun dañ koy fooyee sans dara dañ koy doon fooyee dañ koy fooyee da ngay mosoo gis nit koo xam ne séeréer la wala mu nekk pël boo xam ne ku mënul bëri amul xëy na nag li séeréer yi li ñuy def si làmb ji pël yi duñ ko def ndax pël yi tey boo bëggee bëree say waajur da lay ne bul bëree bëree da lay tardel wala bëree baaxul dafa bëri lii wala dafa bëri coow loolu moo tax yi si bëri duñ ci nekk. mais boo ne Fuuta xam ne làmb yàgg na Fuuta. waaw làmb yàgg na Fuuta waaye par rapport ak làmb bi fi nekk bokkul c'est différent fee da ngay bëree pour tour da ngay bëree pour gars yi xam la da ngay bëree pour ñu ne diw fee la dëkk fii nag da ngay bëree pour gars yi xam la di bëree waale pour suturaal say waajur di suturaal ñi nga nekkal pour am ci dara fii loolu moo fi am fee nag amul loolu fee da ngay bëree ba sonn rek bàyyi. fii métier la xaalis nga ci ut. fële mën naa ne foofu foo la. voilà foo la foo la da ngay nekk foo di bëri di foo xam nga par yenn saa nga dem benn dëkk nga bëri ji ñi daan la foofu wala nga daan nga gars yi indi wàlla takk ay saret ñi takk ay convent jaxartaa ñun moom loolu la ñu am dëkk àll ba
i ko avant jaxar rawala saret gars yi di xool fas bu gën a gaaw gars yi di rawante ñëw bu ñu ñëwee indi leen seen kër gars yi nekk foofu di yuuxu di kaf di ree loolu moo fa am. nga ñëw Dakar fii comme noonu nga ko expliqué nga commencé di entraîner à l'école du Papa Kane ndeysaan boobu paa bi mi ngi fi di entraîner ak booy ma commencé benn instant bu booy di dem bëri ji ma gis la ngay gunge ay mbër benn instant boo ñëwoon ba pat da nga daan toog ci biir ma dem ba benn instant ma gis la nga commencé di ànd ak mbër yi bu mbër mi ñëwee di bëre des fois ñu ne Tokoro àndal ak moom ma gis la ngay jàpp ànd ak mbër yi jàpp forme macha allah yaa may dégg dès le début man moom xam naa ne kii c'est un Haalpulaar parce que déjà boo làkkee olof accent pulaar bi day maanaam day feeñ yaa may dégg nga commencé mbapat maa ngi suivre lépp de près commencé takk ngem di bëri ci tournoi yi maa ngi daan suivre tournoi yi loo ci def. tournoi yi li ma si def bëri na bëriwul ndax man bi may bëri tournoi fii tournoi bi ma njëkk a bëri mooy école diggante école 25 ak école ba fa nekk xam nga école kii foofu laa njëkk a bëri benn tournoi jegaan moo ko tegoon. jegaan Sané rakku lang Sané. voilà moom ak ñoom Ibba ñoo ko tegoon léegi mbapat boobu yaakaar naa demi final xam quart de final laa ñàkkee woon dafa mel ni attroupement moo final woon ba ma juumul mu juumul ñu teg ci ay fan ñu tëggaat beneen mbapat. man mosoo jël tournoi sama kanam de. non mosumaa jël tournoi benn yoon laa mos a dem ba final mooy stade Ndiarème liñ tegoon foofu ma dem ba final ñàkk tamit. dem ba final di fo ñàkk. ndax booy nag yëfi séeréer yooyu mooy lan yow nan ngay dem ba final di fo. soo jël tournoi boo dem ba final doo ci teg sa bakkan jàpp daan jël tournoi bi yóbbu. non damaa xam ne ñi ma daan ñoo gën a diis ñoo gën a métti fuuf ak ki ma am final. nga naagu. ki ma am final damaa naagu. dafa jël sama tànk ay yooni yoon mënu ma cee daan. dem nga ba jàpp ne kii amul fu mu la mën a àgg ba daan. man naagu nag fu ne la toola na ma foofu mënu maa daan ma dem ba naagu may bëre moom di wax feneen fekk mu jël ma suuf ma ñàkk combat boobu non kooku man moom wax dëgg yàlla man combat yi ma bëri arène sax ñi ma si xam bëri ñu. xam nga ko da koy bañ a siiwal da nga koy bañ a maytu. man ñi ma daan ak ñi ma daanu yëpp kenn laa ci jàpp turam te mënu ma ko fàtte mooy combat yoo xam ne dama maa métti ba si kanam yàlla mooy guy gi sama combat guy gi bari ñi guy gi bu Kër Massar guy gi bu écurie Jëf Soog a nekk boobooy sa premier grand combat dans l'arène. sama premier grand combat lu tax combat boobu mënu ma koo fàtte ak mënu maa fàtte turam li ñu ma defoon si combat bi ak lu xewoon si combat bi. tuuti dañuy ñëwaat foofu parce que déjà mbapat nga mais bëri nga mbapat nommé am nga ay nommé yoo bëri. non man bëri ma nommé. ay tournoi rek nga bëri. ay tournoi laa doon bëri mus naa dem fii nag ba Fatick di bëri ji ay tournoi boobu tamit quart de finale laa ñàkkee boobu Kalma Ndour moo ma daan. Kalma Ndour Grand Mbagnick moo ma daan foofu bi ma daanee nag tegu ci ay fan la am mascardi laa xam ne mascardi am nga mbër koo dafa xam doole dafa mën a bëri bu yemoon nag nga ko préparé moom nag bu ma koy wax gëmul loolu. sa premier combat arène yaakaar la woon. sama premier combat arène dafa mel ni fii laa ko bëri stade amul bëri man ak kii benn mbër Seras xaw ma kii rakku Pape Diagne Seras la xaw ma la ñuy wax xaw ma. ma tur bi rek kan la. combat kooku daal fàtte naa trop Seras daal Seras. nu mu tudd combat bi nu mu tudd. combat bi damaa mujjee ñaax mooy sama premier combat arène. nga dem ñàkk. ma dem ñàkk. xam naa gars yi ne booy bi ngaaka la yeewoogul ci game bi genre. voilà bi ma ñëwee ñàkk nag jour boobu combat bi damaa metti ndax li ma ci liggéey ak li ma ci daj. li nga entraîné. li ma entraîné. ak li nga ci financé. ak li ma ci non jamono yooyu jàppeewu ma làmb comme lii man damaa jàppee woon làmb rek comme làmb tugalóor yi da ngay ñëw rek ngemb am say muslaay yi nga sàngoo xam nga ñëw bëre bi ma njëkk bëre ak moom du question li ma daan moo tax wallahi wal kitaab bi télé laay waxe bi ma sama loxo bi ma njëkk jàpp loxo bi dafa karamp. da nga jàpp loxo bi damaa jàpp sama loxo bi karamp Ibu doy na ma seede wala nga laaj Ibu Joola bi ma kiiwee dama kaa ne sama loxo bi mënutul jàpp bëre naa ak moom bañu mitaa bañu ñëwaat ba combat bi des tuuti mu soog maa daan benn loxo laay bëre moom ba léegi ba jàpp ngeen moom foo nag laa jaar yeewu xam ne làmb ji. après da nga enchaîné ay victoire. non après dama enchaîné ay victoire après dafa am. sa premier combat nga am défaite nga jóge ci enchaîné ay victoire après xanaa première défaite bi loolu dalaa def mbër après. non première défaite bi xam nga lu tax mu def ma mbër biñ ma daanee damaa ne woon damay bàyyi bëre. pour la ànd ak gàcce. voilà ma ne ko damay bàyyi bëre ndax défaite bi ni mu méttee ba bi ma daanoo pare dama mbëkk ay barrière
am na yu bëri loolu lañ may tooñee sama bët bi toll nii ma ñëw nag ma xool sama mère xool ma di jooy sama yaram bi gën a daw nag mu toog ay fan sama mère bu ma munul si gi xool ma man ko damay bàyyi bëri mu amoon nag jamono yooyu ménagère bi ma bëggoon ménagère bu ma yéene woon muy Sophie Diop lu ne la may defal fu ne la may dugal bi ma nee damay bàyyi bëri mu ne xanaa ngaa dof man benn jour boo xam ne dama maa fekk ba équipe Pape Kane may entraîné mu ne ma boobu sama bët bi muy commencé rees mu ne ma gabaar looy def fii yow dégg naa nga ne da ngay bàyyi bëri man ko damay bàyyi bëri mu ne ma am nga combat suba man ko non temps fi man bëriwu ma de mu ne ma sa bët bi xam nga reesagul mu ne ma da ngay bëri suba ma nekk foofu di négocier ak moom mu ne ma non combat bi du suba jeudi bii di ñëw ngay bëri far jour boobu combat réparé la woon xaw ma ban mbëri séeréer. pare général Wali Faye. voilà c'est ça au stadium Iba Mar Diop. voilà si combat boobu ma am ci benn mbër bu nekk sans fil kii seen ama sa xel baaxul. kii la doomu kii la Njaga Doole numéro 2. voilà Njaga Doole numéro 2. yow yaay fàtte man fàtte moom maa ngi lay suivre de près Njaga Doole numéro 2 doomu Père Gueye la Père Gueye bu Asegna. voilà c'est ça kooku la léegi kooku bu ma amee. li ko papam gëmloo mooy ba ma daan ko da koo ne kii tukulóor la gëmul ñemewul kii da nga koy xoqatal boo ko xoqatalee da lay jox combat bi nga daan ko moo tax saa waay dafa ñëw attaqué ma bu ma fàttali dafa mel ni dama kaa takkoon mbot ko daan ko jëli bu rëy sama kanam daan ko jëli bu rëy nag jamono yooyu Sophie Diop dafa nekkoon sama xarit yab ma nag ba ma ko daanoon dama koy fekk ci kaw damay daan rek mu tëb boobu ay blouson la doon sol bu mën a ko yow après maa lay jël ñaareel. bi nga ci jógee nga enchaîné waat beneen victoire. bi ma ci jógee la enchaîné waat beneen victoire. kon noonu la fa demee nga daan Njaga Doole numéro 2 nga enchaîné waat beneen victoire. ma daanee Njaga Doole numéro 2 dafa mel ni dama cee tegaat ci victoire. mais kan nga am après Njaga Doole. benn mbër bu nekk Lemsar. du Pape Diop Boston numéro 2. voilà. nga bëree au stade Demba Diop. Demba Diop waaw. xeexu Lac de Guiers Papa Sow boobu moom. Papa Sow Lac de Guiers en 2015. waaw loolu am na. nga xeex ba gars yi di la saaga. loolu am na boo gisoon ma xeex Sophie Diop dama maa joxoon combat bi ma ko joxee kooku dama maa gis ba pare xem ma bi ma ñëwee suñ première jàkkaarloo dama maa gis mu ne ma pël-pël bi ngeen ma jox nee na moom pël-pël la man laadum la moom laadum la man pël-pël laa. ah moom mooy laadum. moom mooy laadum man pël-pël laa ma ne ko di nga gis nag pël-pël bu duma laadum. léegi juróom nga ñëw rek sampal sa waay rek ay. après nag mu ne nii ménagère am da koo yab ndax moom dafa laaj mbër ñu indil ko pël-pël kii booy bi mënu koo daan. ma ne ko nga de yow tee très méchant booy jour boobu li nga raak foofu. ma ne ko mbër yaa ngi nax sa bopp nag bu yeboo na nga liggéey nga xam ni am nga combat gëmul loolu ñi dem dox. suñ deuxième signature bi ma gisee dafa tiit bi ma gisee moom dafa tiit bi ma gisee dama doon xoolaat ndax kii la wala du kii jour si bi ñu ñëwee ba esat li ma gën a may confiance mooy bi ma ko gisee am na fu ñu daw ba dajante ñi mbëkkante laa xam ne kii maa ko doole. da ngeen daw dalante. dañoo daw dalante dama doon ñëw mu may jaay ay jikkoy bandi ay jaamu gi laa nga peese ko. mu ñëw ñi mbëkk bi peese ko. xam ne kii maa ko doole. dama koy duma. da nga wax loolu avant arbitre sifflé da nga ne kii dama koy duma. avant arbitre sifflé dama kaa ne kii dama koy duma. gars yi gëmuñu loolu ma ne ko billaahi kii dama koy duma. arbitre sifflé ma appliqué loolu. ana sa rakk bu jigéen bi. sama rakk bu jigéen bu xamal muy fii. sa rakk bu jigéen Ramata buñ ñëwaatee jour boobu ma dégg muy nettali nee na ci kaw stade bi nee na benn waay mi ngi taxaw ci wetam waa ji xamu ko quoi. waa ji di la saaga naan kii moo nangam dem soxor bu ne yow bu saaga kii sama mag la. loolu am na. tellement que li nga raag jour boobu. jour boobu li ma raag la li ma jànkonteel si combat bi dafa bari. combat boobu dem naa ba li may reeree sax du ma ko am. mu métti. parce que Seydina Mohamed. dëgër loolu sama yaay xam la ma jëndal benn saaku mburu bu 1000 francs ba ma demee entraînement ñëwaat suukar laay jënd def ko ci point bi lekk bu suur 4 heures fu mu jotoon mu yeema jamono yi sama maama yi dund. ngi dëgg fee.
4 heures jotoon sama maam fëgg ma jógul dem entraînement par exemple ma ne ko waaye maam déw ma bu sama yaay damaa yab da ñëw rek xëcc dara bi fëgg ma jóg mu ne ma demal dem entraînement comme ne nee naa la nga bàyyi nga ne mënoo bàyyi. signé nga da nga war a bëri. voilà te bëggul gàcce. voilà bu defa ne naa bàyyi bëre ma ne ko bàyyiwuma damaa bëgg bëre. da nga raag ba ñu nangu sa waat jour nangutul bëre nu mu tudd jox ma victoire. sëniwaat nga beneen bi ma jógee foofu la ma su fi joxaat même combat bi ma joxee combat bu benn jour la kii kooku kaani saddam la doon bëril kaani saddam la doon waaj a bëril moom da doon préparé combat. kaani saddam la doon pare. waaw kaani saddam la doon pare kii vite fait nga bëril vite fait laa doon bëril léegi bi ma ñëwee Marley yàlla na ko lafal cat nit ku mën a bëre ngi noonu bi ma ñëwee jour boobu avant loolu bi ma ñëwee jour boobu damaa xëyoon ñu woo ma soo fi nee ma am nga combat ma ne ko combat kañ mu ne ma suba ma ne ko suba mu ne ma di nga bëre de suba ma ne ko tant Sophie bëre wu ma de mu ne ma di nga bëre te di nga daan incha allah damaa gëm Sophie sama xarit la mu ne ma di nga bëre te da ngay daan ma ñëw wax ak sama mère ne ma doo bëre maa ngi yégle combat bi di moocu mère bi ba 23h mère bi soog a nangu mère bi ma ñëw ma rek tëb rek ne ko am naa combat suba damaa ñëw ma ne ko mère am naa combat de dama kaa yab ma ñëw lonk ma ne ko am naa combat. boo ko da nga kaa mel. voilà sama xarit la ma ne ko am naa combat mu ne ma waa am nga combat yàlla na yàlla may ndam. xam naa mi ngi naan ay fekk un mois yooyu. mu ngi xalaat ay combat bu sori mu ne ma yàlla na yàlla may ndam ma ne ko amin ma soog a dem sama maam ma ne ko sama maam am naa combat mu ne ma waaw yàlla na yàlla may ndam ka ngay bëree ma ne ko suba rek sama yaay tëb mu ne ma suba yow xanaa ngaa dof combat suba noo koy bëree yow da nga pare ma ne ko suba damay bëre incha allah tey rek suba damay bëre ma préparé combat boobu ma jóge foofu si ba maa ngi yëgle combat bi gars yi di ma woo di laaj maa ngi yëgle di mocc buñ ma woo li ma laaj combat bi damay génn wax ma ne ko am naa combat suba combat bi dama maa bett ma génnaat ñëwaat toog di wax ak moom ba 23h mu ne ma waa comme ne da ngaa bëgg a bëre ji dama nga bëri amul benn problème. yàlla na la yàlla may ndam waaye doo ngembo fii demal ngembo sa kër maam ma ñëw ma ngembo sama kër maam bu nekk fii bi ma ñëwee fii ki dégg ne Gawar am na combat day ree dofu écrit bi jëlati na combat ma ñëwaat yàlla suturaal ma combat bu yomb bi ma ñëwee fekk sawaay njool ci kaw ceene man bi ma ko gisee sax man pour man moom mooy bari grand combat bi dañ doon dox nii di daje bu ma rombee mënu ma yow bu ma la jàppee saaga ma man bu may bëri am na yoo xam ne man du ma jéem wax ak ni damaa gaaw a énervé yow bu ma la kiiwee mu saaga ma romb boobu maa yoroon benn béjjën ma jékki-jékki rek ma ne ko kii bu ma ñëwaatee fekkee du mën lay bëril bu ma saaga dama ko jam béjjën bi yow boobu yaa ngi jàpp ne kii daa gëlëm xamul kan lay bëril man loolu la jàpp boobu nag yow ndekee moom xam na ne yow lay bëril voilà man xaw ma ci dara ma ñëw nag laajte ma ne ko waa Iba ma ne ko man kan laay bëril Iba ne ma gaan bee ngay bëril ma ne ko kan mu ne ma kii ma ne ko ay la xam nga foofu ngay soog a xam voilà xaw man moom am na yoo xam ne dama koy jàppee comité ba nekk fa kii nekk fa gars yi nekk fa di ree ma ne ko kii de tey rek la bay rey ñoom xam na ne li may wax noonu gëwuma ko yaa ngi comité da nga relax voilà xam na ne man li may wax gëwuma ko punkal bi bu ma jàppee fan laa jëm ma toog sama xarit sama doom ndey mooy Pape Thiam numéro 2 ma toog ma ne ko Pape Thiam mu ne ma ne ko kaay ma ne ko kii la nan laa koy daan ma ne ma togal kii laa xamul li ngay bëree gabar kii boo bëree ci kawam du doy bëri la moom nga daan ko bul xeex ak moom ma ne ko gars yi buñ demee bay waaju arbitre bi waaju soufflé ci la ma gars yi woo kenn ku ne kii Sonko li ngay def gabar boo ko defee da nga koy daan marre ne ma booy kaay ma ñëw mu ne ma kii bu dee nu mu toll noonu la doole gi toll moo la ëpp doole arrièreal ba si wetu saaku nga taxaw peese ko xool ndax moo la mën ndax moo la ëpp doole wala bu dee moo la ëpp doole comme ne combat bi démb nga ko jël na la gagné ay avertissement bu mu la daan bopp la ma jox ma ne ko waa baax na saa dafa arbitre dafa ne far rek mu ërtal ma arrière ba si wetu taxaw dama dóor ko gauche droite ñi jàppande foofu ma peese ko xam ne kii ëpp ma doole bi ma ñëwaatee damaa samp ci biir géew bi taxaw. boobu peese nga. boobu peese naa ko xam nga ne kii ëpp na kii damaa ëpp jëmm ëpp ma doole buñ taxawee si géew bi gars yi dañu doon yuuxu lii di combat bi ma ñëwee nag dama kaa bëraloo ba mu xoox ma wër ko ndomb
mu rëpp 4 appuis arbitre soufflé ma bàyyi bi ma bàyyee mu mbon ma man bàyyi ma action yi ba léegi bàyyi ma tourné waat jàkkaarloo moom gis arbitre bi taxaw ma continué nag plaqué ko ba mu tëdd ma toog ci kawam laa ma ji jeex plaqué ko ba toog ci. ba toog ci kawam enchaîné nga 3 victoires. boobu enchaîné naa 3 victoires ñu jox la sa premier grand combat. jox ma sama premier grand combat face à Gouye Gui bu jëf soog a nekk Gouye Gui bu Kër Masar. voilà ñu jox ma combat sama diggante Gouye Gui combat boobu lan moo métti. li ma ci métti bëri na combat boobu dañ maa jox grand combat bi ma ñëwee jour boobu damaa xëyoon ñëw ñu ne ma Gawar am na benn combat bu nekk fii du ma wax turum promoteur bi sax grand combat la Bargny man jamono yooyu xaw ma stade Bargny sax man ko Bargny fan la gars yi wax ma ne ko foofu man boo ma waxee dara man li may njëkk xalaat mooy billet yi ak ay oto yi ma ne ko oto nu muy demee foofu gars yi ne ma aller retour oto 20 000 ma ne ko ceey ma ne ko billet yi ñaar la mu ñu ne ma 1500 ma ne ko waa baax na lu muy fay ñi wax ma lu muy fay ma ne ko waa léegi kat dañ indi avance wala du indi avance gars yi ne ma boo d'accord léegi su buñ signé combat bi ñu indi la avance ma ne ko amul benn problème dem la ngeen indi avance may préparé da yëgle combat bi di jël sama xaalis li ma yor di ko si def ba man li ma yoroon gisuma dara jërutuma dara amatuma dara man ba fi may wax ak yow man aw ma benn nit mu am combat nit ku may may 15000 francs amul lépp yaa koy defal sa lépp maa koy defal sama bopp xanaa ma am ñi ma yàpp ma ñëw si yow ma ne la jox ma 1000 francs wala jox ma lii nga jox ma reeree ko ci des lépp yaa koy lijjanti. des yëpp maa koy defal sama bopp yow yaay liggéey ci sa doole. maay liggéey sama doole di ko defal sama bopp di financer sa bopp. di financer sama combat boobu nag tombak li ma yoroon yëpp def ko ci chaque jour bu ma leen ne avance ñu ne ma suba lay ñëw ginnaaw suba lay ñëw ginnaaw suba jotuma avance jotuma reliquat ba fi may wax ak yow. sa grand combat bi nga bëree combat bi ma bëree Bargny. nag bàyyi sa yi ngay wax nag moo bàyyi sa ngay wax nag lan mooy bëri nga grand combat jotoo avance jotoo reliquat luy loolu. billahi wallahi waltallahi jotuma avance jotuma reliquat dernier réglage lañ ma indil ay ticket ñu ne ma jaayal ticket yi après avance baa ngi ñëw ma ne ko man du ma jaay benn ticket fekk gisuma avance ma jël ticket yi denc ko ma denc ticket yi ba jour combat bi li ma si gën a métti mooy dama xool li ñu togg añ sax sama yaay moo ko kolo barki Seydina Mohamed moo ko kolo bañ togg añ mooy affaire bi ma métti Seydina loolu. non il faudra nga raconter parce que gars yi ñu ngi seetaan il faudra ñu comprendre say jaar-jaar parce que tamit yaa ngi xaw a am retard tuuti ci làmb mais lii boo ko expliqué wul gars yi duñu xam lan moo war a retard bi. Seydina nañ tourner passe boobu. non man maa dul tourner passe boobu parce que boo gisee ma déplacé wu. passe boobu xool duggee rek. émission bi dina yàqu. garaawul dafa garaaw mais man maa ñëw pour nga wax parce que tamit booy banli dafa am loo leen di dund loo xam ne dafa metti te boo leen ko raconté wul nit ñi duñu comprendre seen i combat dafa metti seen préparation dafa metti des fois nit ki xaw am retard ñu ne booy bi amul fit wala booy bi gëmul laamu fekk ne jafe-jafe yi mooy bari. loolu am na affaire bi ma yeewoo suba ba combat bi li ma def yooyu yëpp ba jour combat bi ma ñëwee si guddi gi la sama yaay ne ma góor gu ne góor nga góor gu ne góor nga te si kàttanu yàlla demal yàlla dina la suturaal di nga am ndam demal nga bëri ji comme ne loolu moo sës si guddi gi ma toog yoruma xaalis boobu ki ma doon may xaalis mooy sam benn grand kooku dañ ko sànni woon korte mu feebar sonn nag sama yaay toog ñu toog jour ba ay 11h la sama yaay soog a am lijjanti weccet ñu toog foofu añ buñ toogee añ ma dem ba ngemb jour boobu man chaque combat 1h day fekk ngemb naa wala 2h li ma tardé 2h day fekk pare naa 1h ngemb naa ma toog sama ngemb toog amu oto bi may yóbbu man mbër mi waxuma supporter yi man mbër mi amu oto bi may yóbbu man ngemb bu pare war a bëre grand combat amu oto bi may yóbbu xaalis bi ma war a yóbbu bi ma war a joxe pour oto bi yóbbu ma samay supporter yi waroon dem jour boobu Ibu Liira doy na ma seede ñaari borog lañ ma joxoon ma jël borog yooyu jox ko Ibu ma ne ko boo demee boo gis rek bëgg a dem stade jour boobu Sa Thiès da ci doon bëri Sa Thiès bu kii Papa Kane da ci doon bëri ma ne ko dem leen koñam Sa Thiès pareen sax dañ koy may ay oto léegi dem leen boo leen demee koñam boo leen fekkee foofu oto mi ngeen dugg ci booy yi fa ñëw rek bul jox benn booy nag bu duggul stade booy yi dugg booy yëpp jox leen ticket yi ñu jël ticket yooyu jox booy dem stade
man ma toog foofu jour ba 3 heures. ba 1 heure laa ngemb ba 3 heures maa ngi toog aw ma oto. war a bëri ji grand combat. ma yor ay entraîneur jamono yooyu nag Sophie Diop yoratuma woon Matar Ndiaye moo nekkoon sama ménagère ma yor ay ma yor ménagère yor ay dirigeant yor ay kii yoo xam ne ma toog ba heure yooyu. noo def ba dem Iba coach Iba moo woo benn rakam Ouzin mooy Papa Kane numéro 2. Papa Kane numéro 2 dawal otam da doon liggéey. Papa Kane numéro 2 taximan la dawal otam ba ñëw suñu buntu kër mu ne ma kaay Iba nee na ma yóbbu la yor nga gasoil ma ne ko man fi ma nekk nii 100 francs saa yoruma ko ba yor gasoil après Iba woo ko ne ko yóbbu ko boo ñëwee ma jox la gasoil far diggante gi may ñëw balaa ma ñëwaat am na sama benn maire bu baax bu nekk école 25 damay fàtt turam gerte caaf lay jaay ay ndox ñëw foo jox sama maire junni nee na bu toxora ñëwee nga joxal ma ko gabarde bu ñëwee joxal ma ko koo sama doom bu baax la doom bi ma ñaanal la sama yaay bi ma ñëwee bi ñu wàccee bi ma demee bëri ji nag balaa may yegg esat presque ay 5 heures presque 5 heures laa egg fee 4 heures moom passé yegg foofu bu yeggee tamit gis guy gi man damaa am gëm-gëm goo xam ne ba bi may daan dama gëm ne kii mënu maa daan mais boobu préparation bi baaxul jour bi mentalement nekku baaxul man nekkuma waaye man bi ma ko gisee gëm naa ne kii mënu maa daan bi ma ko gisee li ma nekkul bi ma ko gisee xam naa ne kii mënu maa daan mu ngi tegale ay victoire boobu guy gi tamit mu ngi roñ di tegale ay victoire saison boobu ñaari grand combat la bëri ñaari victoire voilà di tegale ay victoire bi ma gars yi ne kii ku mën a bëri wala kii mënul bëri ba dàq Pape Thiam bëri kii mënul bëri ba dàq Pape Thiam bëri léegi bi ma duggee si moom ba jàpp nga ma léegi nu combat bi dem ni combat bi demee damaa dem li ma toog li ma bëgg a fireeku si làmb ji du ma ko mën sama xel bi damay xalaat li ma gars yi def. mënoo firi gannaaw combat bi may bëree 100 francs jotuma ko. toog ba jour si amoo oto bu la yóbbu. aw ma oto bi may yóbbu te sama mbokk yi ñoom ñi si bëgg làmb bariwul. xamuñu làmb lépp maa koy defal sama bopp lépp maa koy defal sama bopp. amul làmb foo lañ ko jàppee. amul benn koo xam ni